jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi dellu am mbégte dellu si waat ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck comme ni ñu koy defee samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokki nag tey ñu invité Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre mu nekk secrétaire général de la convergence libérale patriotique CLP. moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yi nga xam ñi ñuy déglu lépp ci biir réew mi ak ci bitim réew di rafetlu liggéey bi parce que souvent dana ñuy déglu émission bi muy noo nga xam lu am solo la ci réew mi ak ci askan wi. di ñaan yàlla it ni ma koy waxee toujours rek kàddu gu ñu fi génnee yàlla nay lu jariñ askan wi ku ci dégloo naqari nga jéggal ñu ko ndax du woon suñu yéene. monsieur le ministre waxtaan bi dañu koy commencé ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi démb gis nañ ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ëmb lépp lu jëm ci wàllum saytu coronavirus bi ñoom nee nañu coronavirus bi fi mu ne nii dafa gën a yokk ci Sénégal dafa multiplier wu sax par 9 la ñu wax ginnaaw tabaski bi ñi koy am bëri na cas grave yi bëri na ñi si faatu tamit bëri na. fi mu ne nii toll ñu baree bari ay solution la ñuy wut yow lan moo ci sa xalaat. waaw solution bi de mooy d'abord bu ñu seetloo ni corona bi ak ni ñu ko waxee troisième vague ci yenn réew yi sax nekk ci quatrième vague du sax Sénégal rek xëy na nag du man dong bokkuma cee gën waaye nag yàlla dogal na monde entier moo demee noonu ñi nga xam ñi ngi seetaan fi mu nekk Jeux olympiques yi am fële ci Japon gis nañu ni Jeux olympiques yi à huis clos lañ koy def. boo demee ay réew yu mel ni États-Unis fu mel ni France fu mel ni Espagne ñii ñi ngi nekkaat ci confinement tëju. ay pass sanitaire ay wala ñu def ay pass sanitaire te xëy na li olof di wax naan suñu sibat dafa màndiwuluk séq waaye pass sanitaire boobu. loolu mooy lan. waaw loolu mooy. loolu mooy. léeg-léeg da ngay wax dara mu mel ni dañuy xeeb say wax. ñeneen wax ko ñu jëfe ko wala dañ koy xeeb dem ba jëm jamono ñu ne lii kat moo fi sës. ndax li ñu tuddee pass sanitaire. boo déglu boo laajoon tey président Macky Sall dina la wax ni wax naa ko yow plus de 2 mois. bind naa ko jox ko Abdoulaye Diouf Sarr boo ko laajoon dina la wax ne wax naa ko plus de 2 mois. kon boobu sax France defagu ko. déedéet boobu defaguñ ko sax dama tëdd ba guddi may xalaat ba yàgg ma ne man daal vaccin yi ñuy wax kenn mënul forcer nit muy dem di vacciné wu waaye am na lu état man bu ñu seetee li ñu gën a bëgg mooy làmb ci ñu ni terewuñu làmb waaye bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga masque yu nga yor gel stade ba ñuy footballé surtout nawetaan yaa ngi ñëw ñu ne bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga masqué wu di nga yor sa gel bala ngay dugg restaurant def ko bala ngay dugg boîte de nuit def ko bala ngay dugg hôtel def ko bala ngay dugg ci bus def ko. wala bala ngay inscrire université. voilà boo ko defee bu ñu ko defee rek nit ñi bu ñu amee soxla dana dem vacciné wu jamono yooyu it kilifa yi ma ko doon waxal nangu nañu ni sax lu war a nekk la waaye xëy na li manqué woon loolu bala nga koy mën a def da ngay am vaccin yu doy. ba nga xam ne fu nit taxaw mën a vacciné wu donc loolu mooy li nga xam moo nekkoon gàllankoor bi mais dem nañu ba tey jàpp naa ni fokk ñu egg ci loolu li ci am solo nag mooy kenn ku nekk xam ni affaire mbas mi du politique du syndicat du tarixa du diine lu mu doon mooy kenn ku nekk yaa war a jéem a aar sa bopp waaye nag jaaduwul yow nga aar sa bopp ba pare di gëmloo nit ñi ni lii du dara. alors di fexe ba nit ñi naan woy vaccin yi baaxul vaccin am na risque nag mën a am te ña ko doon wax ñëpp. tey ña nga dem di vacciné wu. rafetlu taxawaayu kilifa diine yi. tàmbalee ko ci église catholique nga gis taxawaay bu am solo biñ ci am boo gisee ku mel ni sëñ Mbaye Sy Mansour ba affaire bi tàmbalee léegi amul foo koy gis te du baskaw kon kooku joxe na exemple boo jëlee sëñ Mountakha Bassirou kenn du ko gis te masque wul amul guddeeg bëccëg ak taxawaay bi mu ci am génne àllam def ci ba fi mu nekk sax muy woote bis boo nga xam bisu xasaayit la di bëgg ñu ñaan ndax yàlla dimbali ñu mbas bi jóge fi kon li nga xam ne mooy tey li war a am mooy mbii coog mbàlloo kii moo def lii kii moo def lee amul solo am réew bu tolloo ci xeex ku am fetal génneel ku am jaasi génneel ku amul yat génneel ku mënul sax da ngay tëdd fa nga tëdd te naan gaa ñi waaw leen góor foofu la réew mi toll. buñ ko defee danañu am ndam buñ ko deful aussi ay problème ñu indil te man awma dut ci ni lii lu mu metti metti Sénégal dana ci génn ak ndam. d'accord léegi monsieur le ministre am na loo xamante ni peut-être tey ni nga ko waxee nii mooy
yàgg nga proposé li nga xamante ni tey mooy passe sanitaire bi xam naa ne moom bis bu Sénégal yi xamee ne que ne yow yaa def proposition boobu est-ce que xalaatoo tamit ñun ñu dal ci sa kaw ak bi nga defee proposition bi lan moo nekkoon tontu njiitu réew mi. waaw man de xamul ñu dal ci sama kaw te ku dugg sama page Facebook di ko gis loolu yàgg na ku dugg sama page Facebook di nga gis ma proposé ko bu yàgg loolu amul problème. li ci wax naa la li nga xam mooy réaction wu autorité également mooy loolu jaar na lu war a mën a nekk la mais li doon gàllankoor bi mooy ñàkk yi moo doyagul woon. kon jàpp nga ne bu doyee ñu def ko. ah moom laa gëm que bu doyee ñu def ko parce que amuñu beneen solution xam nga nit ki mënu ko forcer ni ko tey gi dem ko ñàkku ci waaye man nga ni ko bala ngay dugg fii da ngay wane lu tax nga ñàkku te gis nga nag Sénégalais yi dafa ñu de tey foo dem foo fekk fu ñuy vacciné woo nit ñaa ngi fa fees del ak fi ñu defee test. ñi bëgg a tukki ñëpp ña ngay dem di vacciné wu ji parce que xam nañ ni boobu di bëggee dugg avion ñun la ana sa carte de vaccination réew mu nga jëm boo fa nit cëpp ñun la ana sa carte de vaccination te loolu dafa am lu ko war a jiitu parce que nit ki kenn war ko gën a bëgg njariñu boppam. Côte d'Ivoire instant bi Côte d'Ivoire passe sanitaire la nee na Sénégalais bu fay dem wala Tunisie il faut nga yor carnet de vaccination. mais c'est normal nit ku nekk da ngay aar sa bopp fi mu nekk donc loolu il faut que nit ñi kenn ku ne jël sa matukaayu bopp fàtte suñu bopp. li tax may wax fàtte suñu bopp gis nañu léeg-léeg ko nga xam ne da nga nekk ci mel ni ku ne ci corps médical bi mbaa nga jege leen def sorti attaqué liggéey bi ñuy def te jaaduwul nekkuñu foofu te kenn ku ci nekk bu jógee tey di attaqué liggéey bi nga xam moom la ñuy def ñun xam nañu lu tax nga di ko def. d'accord léegi monsieur le ministre foofu la ñuy rebondir rek pour bañ koo fàtte moom mooy corps médical boobu ngay wax am na si ñenn ñoo xam ne dañuy jóg wax ne ñàkkooguñu te nekk ci ay kàngam ku si mel ni docteur Babacar Niang xam nga loolu tey dafa indi jeexi jaaxa ci xelu Sénégal yi dañuy wax ne ku mel ni docteur Babacar Niang nan la mën a taxawee ci télé Sénégal yi di ko seetaan mu ne man ñàkkooguma beneen bi tamit dañuy faral di gis mu yëkkati ay tuuma teg ko ci ñi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi loolu tamit ci jamonoy xeex mbas ak mbir mi ni mu doyee waar nii yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. waaw xam nga man li ma ci xam lépp sax du ma ko wax parce que nit du wax di weddi boppam dama wax léegi ni jamono juñ toll na ñëpp mobiliser wu pour que mbir mi ñu mën a xeex ak moom mais boo seetloo dëgg mbir mi ba tàmbalee ba léegi ñaari nit ci corps médical ñoo nga xam bokk nañ ci du ma tudd turu kenn nag juñu doy na borom xel ñaari nit ngay dégg ñoo nga xam ni ñooy diingat li nga xam moo fi am kenn ki bi affaire bi commencé nee na nañu ko jox transportu tous les malades monopole bi maanaam fu nit feebaree ndax am na ay oto yooyu mën leen transporter boppam état bi xamal ko loolu mënut a nekk parce que hôpitaux yi dañu am seeni ambulance médicalisée maanaam bu ñu demee nag ba egg foo nga xam ne suñuy ambulance mënatulee di jël bu boobaa ñu mën a wuti ñeneen kooku looluy problème keneen ki ci des dañ ko dénkoon programme boo nga xam ne programme ministère de la santé la programme état du Sénégal la ñu dénk ko mu luubal xaalis ba ay inspecteurs généraux d'état dem fa di inspecter ba gis loolu ñu jàpp ko mu fay xam nga li olof naan ku sa gémmiñ di nàcc du wax jàmm xam nga loolu tey mënoon naa ni diw ak diw la ñu nekk ci corps médical bi xam nañ ni diw ak diw la mais comme day yàq du lu ñuy wax mais këpp dama bëgg rek li tax ma di ko wax nii ñoom ñu xam ne ñun xam nañu te li ñu ñor tey li ñu intéressé mooy ne ñëpp mobiliser wu xeex lii nga xam ne ci la ñu nekk tey du ministre de la santé du président de la République du keneen ak keneen parce que bu doon faju wala am moyen yow fajoo mën a protéger sa bopp mooy tax kon xëy na kilifa yii ñuy wax muy ministre de la santé muy président la muy ñu mel ni ñoom xëy na ñoom lay mujj dal. kon yow détournement yi ñuy wax nii ci matériel médical bi yow gëmuloo ko. mais c'est pas vrai loolu ku nekk xam nañ du dëgg même ku teewul boo suivre rek à partir de la presse waxuma sax man information yi may am mais koo nga xam ne ci presse bi dong ngay dégloo dégg ñi nga xam ne ñoo koy wax ak réponse yi ñuy indi ñoom nga xam ne loolu dara taxawu ci et puis même bu doon dëgg. encore une fois même bu doon dëgg yow nga nekk ci corps médical mu nga gis loo nga xam ne lu mel noonu la am na foo ko war a mën a waxee boo bañ a yàq réew mi bu doon dëgg laa wax rawatina bu dul dëgg donc jaaduwul rafetul am na lu nga xam Sénégal dong la ko nit ñemee def ba pare dem fanaani sa kër Sénégal dong la am man de dama koy wax wut sama baat ca kaw am na loo nga xam ne su ma nekkoon man ministre de l'intérieur ci réew mi wala ma nekk procureur ci réew mi bu ko nit waxee jëmale ko ci réew mi doo faraan sa kër booy bu mu kuti ma lu ma mënti kuti nag mais man loolu laa jàpp ni mooy responsabilité mënoo fekk am réew moo nga xam ne dañuy liggéey di xeex guddeeg bëccëg suba ngoon personnelu santé bala nga ko xam nga am ci mbokk
boo ci amoon xarit wala nga am ci jëkkër wala nga am ci jabar ay weer du ñu nelaw guddeeg bëccëg suba ak ngoon lu nekk ñu di ko daj yow nga toog fële pour des intérêts personnels bu ñu liggéey ba defe ne affaire bi sotti na nga wax loo nga xam day taal ab dëkk je pense que loolu ku ko def mérité warul sax fanaan sa kër kaso ba nga war a fanaani. kon yow da nga jàpp ne Abdoulaye Diouf Sarr mbir mii nga xamante nañ koo tuumaal ministère de la santé daf ko war a topp ba mu sës. mais loolu mooy même ki ko wax intérêt mooy ñëw topp ko parce que li mu wax bu dee dëgg la moom bu dee am na ci firnde waroo wax dara bàyyi mu am jeexi jaaxa ci xelu askan bi soo waxee dara da nga war a nangu dem fa mbaxane dooni benn nga ne lii ma wax kat lii ak di firnde yaa ngi nii mais doo wax dara ba pare ñu laaj nit nga daan ki nga ne woon moo indi produit bi kooku nee na man jëndewuma produit bi Sénégal Chine laa ko jënde ou bien nga naan dégg naa keroog ma jàmbal doon na wax nu mel nangam dégg naa diw di ma kilifa du wax ci lu mel noonu man loo ma laaj su ma xamul dama ne la xaw ma. d'accord mais ñiy wax naan corona business corona deal loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. mais mooy li ma la wax rek mooy waxu yàq rek parce que corona business mooy lan fu ñu leeral ñu ko corona deal mooy lan xam nga li olof yi naan boo nee mbaam mi dee na da ngay wax ni mbaam mi tool baay diw la deewee. loolu mooy su fekkee ni jàpp nga ne dafa am deal. war nga mën ni deal bi kat Serigne Mbacké Ndiaye mii moom la ñu jox produit bu waroon jar par exemple 1000 francs jaay na ko ministère bi 2000 francs Abdou Khadir mii lii nga xam ne waroon ne jar nangam jaay na ko nangam wala jox nañ ko lii wu mu waroon ko fournir ko loolu mooy deal mais taxaw di yàq xelu askan bi naan deal ak ay business yu kenn xamul te mënoo ci jox benn firnde loolu moo tax man la man su ma doonu procureur wala ministre de l'intérieur ku ko wax dinaa la woo ba jox ma firnde wala nga fanaani kaso. d'accord léegi monsieur le ministre gis nañ ne fi mu ne nii moom ñiy dee ci coronavirus bi dafa bëri trop maanaam néewaana koy waxal koo xamante ni amul benn mbokkam wala ay mbokkam yu bare yoo xamante ni faatu na ci tey loolu yow nan nga jàpp ne buñ ko defoon tey saafara dina ci am. mais saafara bi amul ñaar amul ñett mooy li ñu santaan dañ ko def benn nañ ñàkku ji ñaareel ba li ñu wax ne nañu respecté masque yi sorianto mais est-ce que jàpp mu dem ba jéggi dayoo. mais ñaanuñu ko yàlla mais ñi ngi def lépp pour mu bañ a jéggi dayoo maintenant pour mu bañ a jéggi dayoo man la yow la keneen la kenn ku nekk boo defee li nga war a def mais yàlla mën na la ci musal dañ ne la demal ñàkku nga ñàkku dañ la takkal masque nga takk masque sorianto leen ngeen sorianto raxasal sa loxo nga raxas sa loxo loolu boo ko defee ba pare nag li ci des nga bàyyi ko ci loxo yàlla te nag sama bopp la gënal du bañ naa la boo toogee ni diw kër am na mu tudd mu rus naa caa bañ a dem fa yenoo fa jàngoro indi ko sa biir kër diw génn àdduna rus naa fa bañ a dem nga dem fa jëlee fa jàngoro yóbbu ko sa biir kër wala nit tas ak yow nga ni rus naa ko mu tàllal la loxo nga ni rus naa ko bañ a nuyu nga tàllal ko loxo jaaduwul donc kenn ku nekk da ngay tàmm d'abord da ngay tàmbali sàmm sa bopp soo protéger sa bopp rek am naa yaakaar ni yàlla mën nañu musal. d'accord léegi monsieur le ministre mais communication bi nga xam ne moom la ministère de la santé di def ndax loo mën di gis tamit communication bu jaar yoon daf cee baax mais est-ce que ministère de la santé lajjul ci début bi ci ni mu waroon a communiquer dëgg-dëgg ak sénégalais yi même bu dee ci vaccin bi avant vaccin bi ñëw mënoon nañoo jël ñi nga xamante ni tey gis nañ ne communication communautaire moo xam ñi si nekk si jumaa yi la wala ASC yi la wala daayira yi la ñu communiquer ci vaccin bi bien avant si côté communication ministère de la santé ci ni mu yoree coronavirus bi yow ndax jàppoo ne am nay rëq-rëq. waaw mën na am mu am rëq-rëq je dis bien mën na am waaye rëq-rëq bi ci jëkk mi ngi jóge ci yéen presse bi xam nga lu tax jaaduwul. ñu war a wax ci vaccin ñu woo ma man di ma laaj loo xalaat ci vaccin bi lu ma ci xam man bi may dem di vacciné wu docteur Diop maa ngi koy gërëm muy vraiment personnel bu disponible ñoo nekk fi di Maguilène Senghor bi ma ñëwee ñu ne ma ban vaccin nga choisir dama ne man xàmmeewuma paracétamol ak Nivaquine su ma feebaree dem hôpital damay tëdd médecin bi moo lay consul bind ordonnance bi mu jàpp ni moo lay faj te doo ko ne bindal ma bii. pourquoi vaccin ñëw ngeen jël seen micro woo ay musiciens woo ay. lamb ji woo ko mel ni man ay politiciens naan leen waaw AstraZeneca xaw ma lan seen format lu ngeen ci xam ñii naan baax na ñii naan baaxul jaxase xelu askan wi loolu mooy bu amee rëq-rëq bu njëkk nañu nangu ni ñun en tant que population yéen en tant que presse
rëq-rëq bu njëkk bi yéen a ko. waaw léegi presse bi fësal ñenn ñi nga xamante ni tey ñoo nekk di indi ay désinformation wala jeexi jaaxa xelu Sénégalais yi presse bi interviewé ñu mel noonu nag wala di fësal seen i kàddu ñooñu ñoom lan moo ci seen responsabilité. ak fi mbas mi toll. mais mooy li may wax nii justement loolu moo jaaduwul parce que gis nga dama la jox benn exemple mësuloo gis xeex am guerre am soldat américain ñu dóor ko bal mu daanu média américain di ko wane mosoo ko gis mosoo gis ci àddina loolu am. bu ñu leen dóoree bal sax américain dem nañ ba tàyyi ci ay dëkk ñu duma leen fa duma yoo nga xam ne du ñu yóbbu seeni dàll bu ñu ñibbi mais seeni média duñ ko jël di ko def ngóora di ko wane. mais média yi war nañu wane dëgg tamit. non attends wane dëgg xam nga dëgg mooy lan kenn ku nekk am na dëgg goo nga xam nga noo koy wane ak noo ko dul wane. dama lay jox beneen exemple doo gis benn vedette américaine nay musicien nay sportif nay lu mënti doon. mu yor drapeau ab beneen réew doo ko mës a gis ci àddina c'est ça le patriotisme foofu lay tàmbalee. d'accord mais nee nga presse bi mais bu dee ministère de la santé lan moo ci rëq-rëq yi. voilà dama ne mën na am rëq-rëq foofu mais bi ci jëkk ñun la population presse bi la ministère de la santé lan nañ ko mën a rëpp pour être honnête parce que li muy def ñii bu ko deful woon maanaam tàmbali doon def chaque jour ñu ne nangami kaa am na fii ak fii la amee nii ak nii ak bu ñu ko deful woon xam nga luy xew. bis bu yàlla sàkk ñun la junni dee na Touba junni dee na Tivaouane jiw dee na fële mu topp di weddi donc le fait que ñuy def chaque jour. ñu joxe point Covid bi je pense que c'est extrêmement important. leneen li ci des tàmbali woon nañ ko ñoom mu am lu ci des mooy relais communautaire yi nga wax nii loolu jàpp naa ne xëy na fañ ci waroon egg ak relais communautaire yi am na lu bëri lu nga xam des na ci mais en dehors de loolu. gëmuma ni am na loo nga xam ne war nañ ko mën a reprocher ministère de la santé au niveau de la communication. d'accord mais xam nga monsieur le ministre tey su doon ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dem na ci benn localité wala mu yónnee fa ay éléments ñu recenser chef de quartier yi recenser imam yi nga xamante ni ñoo fa nekk ak jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo jiite ay mbootaay ak ñi nga xam ne ñoo jiite tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci nawetaan yi ci lu mel noonu ñooñu bu leen ministre bi woowoon waxtaan ak ñoom. ak ñi nga xamante ni tey ay médecins lañ ay CDD yooyu expliquer imam yi carrément lan moo nekk ci vaccin bi lan moo nekk ci feebar bi imam yooyu danañu mën a dem ci seen jumaa ak seen jàkk yi di ko fa wax mbootaay yeeg ñooñu di ko fa wax mais ñooñu tamit il faut nga boole leen ci monsieur le ministre tamit gisuma ne boole nañ leen seen. Abdou Khadre déglu dama lay wax. waaw Sénégalu 2021 bii. ni muy doxee ci wàllu information mënul doon Sénégalu 1974 lii nga wax valable woon na 1974 mais valable lul 2021. lu voilà très bien. amul benn sénégalais bu nekk ci réew mi fii ba Fongolemi fii ba Matam fii ba fedd ci àddina amul benn sénégalais buy dox te xamul benn ni mbas mi am na amul ku ko xamul ñaareel ba amul ku xamul ni vaccin la ñu santaane amul ku xamul ni sant nañu doomu aadama yi boo vacciné wu ba pare na ngay takk masque na ngay raxas say loxo wala na ngay gel wala na nga jeg sorewante ak sa morom lu mu gàtt mètre ak lu teg loolu ñëpp xam nañ ko donc lan moo des ci communication bi. waaw d'accord mais xam nga tey yow par exemple tey yow monsieur le ministre bu ñu la boolewul sax ci communication bi yow fa nga war a communiquer mën nga see communiquer sa page Facebook naam boo boolewuñ la si. mais am na ñoo xam ne boo leen boolewul ci mbir nag dañuy toog loolu laa côté boobu laay waxee. mais loolu fotukat la parce que am réew tey bu ñu toogee asamaan si di taw kenn du xaar kuñ la jugal fatu. bu ak lakk ñëwee ci dëkk kenn du xaar ku ne sa kër a ngi lakk bu ab sàcc duggee ci dëkk kenn du xaar ku la ne sàcc baa ngi nii kenn ku nekk da ngay jóg def ci li nga ci war a def donc bu fekkoon ne tey Sénégalais yëguñu ni mbas mi am na ñu ne ah ministère defoo li nga war a def bu ñu yëgul ni vaccination am na ñu ne ministère defoo li nga war a def bu ñu yëgul les gestes barrières ñu ne ministère defoo li ñu war a def mais loolu ñëpp xam nañ ko maintenant ki ko xam ba pare taxaw ni la gëmuma ko te kala naan gëmuma ko moo la ko gën a gëm. moo la ko gën a gëm parce que boo ko ne kii dafa am mbas mi mu daw boo leen ne kër gii am na ko fi am mbas duñ fi dugg xam nga lu tax ñu wax loolu. doomu aadama moo bëgg psychologiquement mooy bëgg a dégg lu ko neex doomu aadama mooy bëgg la mu nekk ñu jàppale ko ci. mi ngi mel ni tey bu ñu nee mi ngi taw ma ne la Abdou Khadre kaay gunge ma nga ne ma grand bi ngi taw de damay génn tàll sama loxo ne la non tuuti la pourtant xam naa taw bi bari na dama pourtant day wis rek nañ dem doomu aadama moo bindoo noonu. mais amul kenn kuy dox ci Sénégal tey ku xamul ni mbas mi am na te xamul luy dindi mbas mi. d'accord léegi dafa am ci ñenn ci opposition bi ñoom Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Diallo ñoom dañuy sàkku Abdoulaye Diouf Sall tekki ndombal tànkam ndax dañoo jàpp ne dafa tële ci ni mu yoree mbas mi yow lan moo ci sa xalaat.
ñooñu nag amuñu solo su war a tax may wax ci ñoom. mais lan moo tax monsieur le ministre. non parce que non attends dama lay wax ma ne ancien premier ministre rek xam nga wax naa ko keroog ci benn émission maa doon nangam amul solo xam nga li am solo bañ la ko joxee loo fa def yow am na ñoo nga xam ni buñ non franchement na jàll ci leen. vraiment amuñu solo bu war a tax ñuy wax ci ñoom parce que xam nga nit ki fan ngay amee solo bu fekkee ni jamono bi nga nekkee ci biir état am nga taxawaay bu tax Sénégal yi naw la nga génn ci état ci sa coobare bopp damay joxe benn exemple ku mel ni Malick Gakou defe naa ni su ma juumul c'est un des rares ministres sénégalais yu ma sa toog de d'accord ma ci li ñuy def dem naa sama yoon quitter le gouvernement à l'époque ci coobare boppam dàquñu ko de dafa démissionné kooku bu toogee di ma wax naa ko dégg. Thierno Alassane Sall aussi daa mel loolu la. bon. d'accord léegi monsieur le ministre léegi li nga xamante ni tey moom mooy 1000 milliards yi tamit xaalis bi ñu doon wax fonds force Covid 19 rapport bi génn na bi rapport bi génnee ñun fii ci Rewmi FM jokkoon nañ si ak ki nekk porte parole fonds force Covid 19 bi di Ndaw Momar Ndaw mais nee na ñoom bi seen rapport gis nañ ne am na. xaalis bi nu ñu ko jëfandikoo noo xam ne waruñu woon koo jëfandikoo noonu nee na am na ministère yoo xam ne waroon nañoo mën a yaxanal xaalis bi te yaxanaluñu loolu nga xamante ni moom mooy xaalis bi loolu tamit ci rapport bi yow lan moo ci sa xalaat. d'abord sargal leen ñoom ñi génne loolu sargal président de la République bi nga xam ni moo teg ay structures yoo nga xam ni tax na ba parce que mënoon nañu ko doxalee nee naa kenn doo xam nu mu demee donc bu dee ni fexe nañ ba transparence boobu am ci loolu dama leen ci sargal ñoom. li ci des mooy kilifa kum ci mënti doon ci kaw ba ci suuf ku ci def loo warul def ñu teg la ci yoon ñaareel ba tenir compte parce que loo nga xam ne tey nga ko jëkk a def lu mel ni tey la ba sa am Sénégal ëllëg bu ñu ko doon defaat jàpp naa ne am na ay modification war nañ ko ci def dama la jox exemple xam nga dañu jënd ceeb di ko joxe man jàpp naa ne bu ñu ko doon defaat yàlla bu ñu ci egg waaye bu ñu ko doon defaat tey li ma jàpp ni mooy gën département bu nekk ñu ni préfet bi créer le comité préfet créer comité ba commerçant ya nekk ci biir département boobu ceeb bi ñuy jënd Dakar ñu jënd ko ci ñoom ñu distribuer ko ci population bi mooy gën a gaaw te rek kenn ku nekk comme ni ko Momar Ndao di waxee ku ne mos. te du am transport bi aussi xaalisu transport. voilà xaalisu transport yooyu yëpp de jàpp naa ni buñ ko doon defaat tey war nañ ko mën a defee noonu xaalisu transport mais xam nga lu tax loolu bëggu nañu kenn ku nekk li ci di sa wàll nga am parce que boo joxee population bi rek te transport bi amul transporteur bi laalu ci te mbas bi daf ko impacté. booy demee ci transport bi également même kay yanu saako yi di ko dugal ñu di ko fay Afrique daf ko impacté mais loolu dama ne war nañ ko mën a décentraliser yóbbu ko au niveau des départements bu ko defee département yi gis ci seen bopp transporteurs yi nekk ci département yi gis seen bopp commerçants yi gis ci seen bopp ainsi de suite loolu laa yaakaar ne bu ñu ko doon yàlla ba mu am nag mais bu doon amati jàpp naa ne lu mel noonu war nañ ko mën a def pour que kenn ku nekk mën ci gis sa bopp. d'accord léegi monsieur le ministre suñu dernier laaj ci li nga xam ne mooy coronavirus bi dafa am ñenn ci opposition bi ak société civile bi dañoo tuumaal ki nga xam ne mooy président Macky Sall ne moom moo indi li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi ndax moom moo fi ñëw wër Sénégal bi mu paree ci la corona bi yokk te Ousmane Sonko tamit nee na président Macky Sall mooy ki nga xam ne mooy am ay information moom la ñuy jox ay bulletins bis bu yàlla sàkk di ko jox fi réew mi toll xeet yooyu moom mi ñu jox nag ay xibaar moom moo wër réew mi moo fi indi li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi wax na loolu am na ñeneen tamit ñu ko wax yow lan moo ci sa tontu. waaw xam nga loolu même yow mi ma koy laaj xam nga ni waxu Balla Pouye dul nañ wax dëgg pourquoi benn troisième vague bi amee moo nekk partout dans le monde loolu du lu kenn di werante te Sénégal du réew moo nga xam ni moom dong day dox bokkul ak beneen réew ci àddina muy benn ñaareel ba. jamono ji président Macky Sall di def tournée ci biir réew mi mais ñoom opposition bi ñu ngi doon def ay manifestation fii ci biir Dakar te fa Macky Sall dem amul corona bi amu fa mbaa boog amewu fa ni mu amee Dakar ñoom Dakar gii ñu nekkoon def ay manifestation fi corona bi am kon kay ñoom la ñu waroon tuumaal kenn tuumaalu leen ñu bëgg a wëlbatiku di pré je pense que xam nga nit boo doonee kilifa mbaa boog nga bëgg a doon kilifa wala bëgg soo waxee nit ñu nawloo la da ngay wax waxu kilifa. mais sincèrement kaña ko dee ci biir sax nga ni Macky Sall tax kaña gi dee. mais nag responsabilité président Macky Sall la woon moom mu tere boo bëggee def fi manifestation ci Dakar président Macky Sall moo am sañ-sañ tere moom amuñu sañ-sañ tere ko ndax moom mënoon naa tere opposition bi ba pare bañ koo def mais moom bu terewul opposition bi te war a tere ndax moom lañ dénk mbir mi da ci am part de responsabilité. mais yow gis nga fi manifestation tout récemment yu préfet tere ñu indi fi ay coow
ne dañ koy def par force te pourtant boobu préfet wax na affaire Covid bi. mais encore une fois question bi mooy. mais la préfet jël responsabilité. jël na ko mais dama ne question bi mooy. question bi nga posé woon mooy moom moo yóbbu corona bi ci biir réew mi. waaw moo ko tax moo tax ñetteelu vague am. or fa mu dem amu fa. fi mu demul la am. fi mu demul ñoom ñoo fi nekkoon di fi def seen manifestation. fii la amee. kon ñoom bu ñu leen tuumaal xam nga loolu. du ay affaire parparloo du ay affaire kii nga faral ak kële nga faral mooy loo nga xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët di ko gis. waaw d'accord mais non li ma bëgg a wax mooy opposition bi même bu doon amuñu sañ-sañu def manifestation. foofu si jamono fi réew mi tolloon. mais président Macky Sall dañu waroon a jël ay mesures tere leen ko même moom bañ ko def xam nga yow sa doom boo ko terewul lu mu mën a def rek sa responsabilité la. d'accord ndax Macky Sall lañ dénk. moom pour mu aar ñu te nag monsieur le ministre ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique opposition boobu ñooñu minorité lañ. léegi nag na xool ñeneen ñi nga xamante ne ñooy askan wi ma war leen a sàmm war leen a aar est-ce que dafa war a bàyyi am minorité bu ndaw di def ay manifestation ba mbas mi gën a yokk. non d'accord naa ak yow ci loolu état dafa am li ñuy wax puissance dafa am doole. joo nga xam ne ak lu mën di xew bu war a taxaw ni lii mooy am ci intérêt askan wi lu mu ko jaral nag lu mu leen jaral na la ko jaral. il est vrai que bu ñu ko defoon it xam nga coow li muy indi ci mais jar na ko. jar na ko parce que boobu danañ ni voilà ma nga nee di def ay tournées ci biir bi ñun mu di ñu tere alors que xam nga wax nga léegi Ousmane Sonko nee na information yi muy am c'est vrai un président information yi am kenn du ko am mais bu sukkandiku woon ci information yooyu def moom ay tournées parce que xam na ne amuloon benn risque à l'intérieur du pays tere ko fii à Dakar yow mi ma jàkkaarloo yaa may jëkk ni démocratie lañ nekk constitution bi moo wax ni am nañ droit marche ceci cela mais d'accord naa malgré loolu lépp état bi dafa war a jël responsabilité bi bu lii warul am ak lu muy mënti coûter bu mu bàyyi mu am su waree am na ko bàyyi mu am donc bu fekkee ne am nañu information comme quoi mbas mi ngi doon dox ci biir Dakar te bu ñu fi defee autorisé à manifester daf koy yokk dañ ko waroon tere loolu mooy dëgg loolu d'accord naa ci ak yow donc ci côté boobu état bi deful li mu war a def. d'accord léegi jërëjëf monsieur le ministre kon yow Diouf Sarr jàpp nga ne lajjut dafa am ñuy wax ne dafa lajj ci mbir mi. non sore daal ko lajj na leen tamit parce que le monde entier reconnaître nañu liggéey bi nga xam moom lay def muy première vague muy deuxième vague bi boole ko coow boole ko dara parce que bu doon keneen la chaque jour nga dégg ko ci rajo yi ak télé yi. mais ma ngi porter plainte. mais loolu c'est normal parce que plainte boobu moom laa wax sànq ki wax ji sax moo waroon a gën a bëgg ñu porter ko plainte parce que am loo nga xam ne wax ju rëy joo soo ko waxee ci am réew war nga ko mën a leeral bu toogoon bañ a porter plainte ñu ni kon dëgg la li tax ñu wax ko te tontuwuñ ci dëgg la te taxaw ni du dëgg rek doyul dégg na sax ko benn kilifa gu doon wax naan oui mënoon nañ wax rek ni affaire bi amul ñu yemale non doyul parce que buñ noon affaire bi amul it ñii ni am na ñii ni amul kon nañu dem fa waxade doone men ki wax ji indi ay firndeem teg ko ñoo xam ne li mu wax dëgg la indiwul ay firnde ñu teg ko ci yoon. c'est aussi simple que ça mais très franchement Abdoulaye Diouf Sarr ku ko félicité wul da nga ko war a bàyyi may ko jàmm. d'accord jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi moom nag mooy secrétaire général de la convergence libérale patriotique CLP et patriotique CLP mais il fait CLP nag monsieur le ministre il faut ñëw surtout ci élection locale yi mais nag fi ñu commencé mooy mbindu mi yow ubbeeku na mais yow lan moo ci sa xalaat ci ubbi bi beneen bi mooy li si gën a doy waar ak nit ñi di ko wax mooy primo votant yi ñi nga xamante ni tey mosuñu am carte d'identité opposition bi tamit dañoo bëggoon li nga xamante ni tey mooy récépissé yi ñu mën see inscrire loolu nag décret présidentiel bi nanguwul ñu inscrire ci récépissé yi ñenn ci opposition bi tamit jàpp nañ ne ñi ñu si jot a jël fii président dafa bëgg a gàllankoor ndaw ñi pour ñu nekk ci liste yow lan moo ci sa xalaat. d'abord loolu la ñu war a jëkk a évacuer parce que ndaw ñi wax kenn xamul ku ñu faral ñii ngi faral Jean ñii faral Paul ñii faral Masamba ñii faral Mademba loolu bëgg a wax ne ndaw ñi loolu naaféq la au départ. ñaareel ba gis nga jàngul tari leneen la wax lu dul dëgg dañu am affaire ak yenn ci opposé ñoo nga xam ne amuñu maturité xamuñu luy politique xamuñu fu ñu jaar Sénégal bu egsi fii ñu egsi bi maître Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram suñu baay bu baax bi ba muy créer PDS en 1974 dafa am lu ñu fi fekkoon loola mooy nit ki buy ñëw di voter kenn du ko identifier kenn du xam kii Masamba la wala Mademba góor la wala jigéen la ñu di ko xeex ba ñu am ni nit ki buy ñëw di bindu na indi carte d'identité wala carte boo nga xam dina firndeel ni kii mooy diw mooy ñëw di bindu
mais sëñ bi wote mu ëpp solo dem retirer 5000 francs ci banque ba li nga mënula retirer 5000 francs ci banque ba waroo ko mën a wote di engagé avenir u réew mi donc ñuy xeex ba ñu am identification de l'électeur combat bu yàgg te metti contre le régime socialiste de l'époque contre Senghor avant Abdou Diouf ay bakkan tëdd ci ay nit tëdd ci kaso ay nit ñàkk ci seen liggéey ba ñu am loolu c'est comme la loi 7902 du 29 janvier 79 la loi 7802 du 29 janvier 78 bi nga xam ni moo wax ni booy def manifestation du demande d'autorisation mais déclaration de réunion ngay def loi boobu ñu dem en 1978 lañ ko voté assemblée nationale ci xeex boo nga xam PDS moo ko jiite woon ñu di ko xeex ba loi boobu tey ñu dugal ko ci biir constitution bi nekkatu loi mu mais mu nekk un point de la constitution loolu ñu doon xeex ay ati at Ablaye Wade ay Amath Dansokho Ablaye Bathily à l'époque Landing Savané ñeneen ak ñeneen di ci xeex ñu nekk ay ndaw ànd ak ñoom ba ñu aboutir ci ba am ko tey loolu la ñu opposition bi ni nañ ko dajale def ko ci paquet sànni on recommence à zéro ça veut dire quoi tey ku yor sa extrait de naissance wala lu mën nga dem voter ji gis nga bu ko gouvernement bi nangu woon balay suba nga déggaat même opposition bi ni voilà. non inscrire la ñu wax inscription bi laay wax. parce que la base mooy inscription. waaw mais récépissé mën nga inscrire xanaa ci récépissé. récépissé lan. carte d'identité. mais non attends dama lay wax loolu signifiewul lenn lu dul tey bu ñu ko nangu woon ëllëg dañu naan gouvernement bi fii la jaare ba sàcc électeur parce que maa ngi dégg effectivement démb benn déclaration Ousmane Sonko la buy wax ni Macky Sall bu dul 2012 mu su fi gagné benn élection. élection yëpp dañ koy fabriquer techniquement pour mën ko gagné ma bëggoon nañ ñu leeral ma naka la ñuy fabriquer élection techniquement man démb dem naa di changer gi sama lieu de vote la ma fekk ci ay carte d'identité yoo nga xam ne defar nañ ko 2017 seeni borom jëliwuñu ko photo naa ko dugal ko ci Facebook dégal ko ci réseaux sociaux yi te foo dem ci Sénégal loolu moo fa am ci les sous-préfectures et les préfectures le combat mooy nit ñi nañu dem jëli seen carte yi dañ ko fay bàyyi nag bu élection jaar jotee ñu ni bon nombre d'inscrits par exemple 1 million nombre de votants 600 000 donc am na 400 000 yu wotewul ñu daal di ni 400 000 yooyu opposition bi la gouvernement bi dafa bloqué seen i carte d'électeur ak seen carte d'identité alors que carte d'identité yaa ngi ci. kon yow àndoo ci primo votant yi inscrit ci liste électorale yi ak récépissé. mais loolu du waxu nit sax bu doon loolu ñun combat ba ñu doon mener depuis des années pour expliquer amatul njariñ te duma nañ ñu ci tëj nañ ñu ci dàq nañ ñu ci. ay nit dee nañ ci mais ñenn ñi dañuy wax ne président bëggul ndaw ñi inscrire ndax ndaw ñu bari ànduñoo ak moom ndax Sonko nee na 80 pour ñoom am nañu ay xibaar que ne 80% àndatuñoo ak président Macky Sall. xam nga loolu yàgg nañ ko wax Sénégal 2019 bañ ciy def dañ ñëwoon Macky Sall du bokk sax deuxième tour. léegi waxi la kon ay ndax ay naq sax dëgg la waxu Balla Pouye do la loolu waxu ay waxu caaxaan la non attends il faut être sérieux gis nga élection boo ci yeggul xamoo élection nu muy demee ñun toute expérience bi ñu am ci élection jël nañu nit wutal ko carte d'identité wutal ko d'abord extrait de naissance yóbbu ko mu am extrait de naissance amu ko woon sax xëy na ci njëlbéen mu wutal am extrait de naissance yóbbu ko mu wut carte d'identité yóbbu ko mu inscrire yóbbu ko mu jëli carte d'électeur am yóbbu ko jouer élection mu voté contre yow. absolument donc taxaw naa ñii kii la ñu faral ñii kii yooyu du ça ne repose sur rien du tout. d'accord gis nga li erreuru sénégalais yi les hommes politiques sénégalais mooy ñaar la benn bi defe nañ ni mën nañ manipuler opinion bi beneen bi ñu jàpp ni te bii moo indi bëlee jàpp ni ñu ëpp sénégalais yi xel alors que ñi nekkul ci parti yi benn ñoo gën a bari fuuf ñi nga xam ne bokku ci benn parti politique seen kër la ñuy tëdd di déglu di xool bu wote jotee ñu seet ki leen doy ñu dem voteel ko ñu ëpp ci réew mi ensuite ñooñu ñu gën a bëri ñu nekk ci terrain politique bi di wax ñooñu leen ëpp expérience politique parce que dama lay wax koo nga xam ne Macky Sall la dugal ci politique mënu fi am expérience boo ñu jaay koo nga xam ne fonction moo la dugal ci politique mais du conviction mënoo am expérience boo ñu jaay mënoo am xam-xam boo ñu jaay koo nga xam bu ñu la xamee tey Macky Sall tax Sénégalais yi xam la ñun mënoo am expérience boo ñuy jaay. yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko amul expérience ci élection. non man waxuma Ousmane Sonko ñëpp laa wax maanaam li may wax ku ci mbubb la bon ku ko natt bu yem ci yow rek ca nga bokk. d'accord léegi moom njiitul Pastef tamit déclaration bi wax na ne li nga xam ne mooy commission yi su dee commission yi tey par exemple tey ñi nga xam ne ñoo bokk APR dañoo bëgg a ngar daajoo commission yi di bëgg fexe daal ba seen nit kese di bindu. ñu wax na ñu bloqué li nga xam ne mooy commission yi nee na tamit technique boobu ngay wax noonu mooy
fi nga xam ne du fa majorité mu fexe ba transféré fa li nga xamante ni tey mooy ay électeurs ci gox yi nga xamante ni tey jàpp na ne favorable na ko loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. non ndax Sénégal damay toog ba damay rêvé xam nga démb man wax naa la dem naa centre d'inscription bu Yoff bi nekk sous préfecture bi ay la yëwén ci opposition Pastef rek laa fekk mu am fa représentant moom donc toog nañ fa waxtaan tooñante lu yàgg avant da xëy na ñoom ñi ngi déglu émission moom donc laa fa gis ma fa beneen parti d'opposition ku ñëw it na ma def ngay def pièces yi ñuy laaj moom ngay joxe ñu inscrire nga jóg dem sa yoon. duñ la laaj foofu faral foofu bokk. non yow tamit loolu loo koy laajee nit et puis même nit ko boo ko laajee tey man mii tey nii xam nga Macky Sall la àndal. loolu leer na ku la wax 2024 moom lay faral parce que man candidat la en 2024. à l'élection présidentielle. élection municipale ku ma faral xamoo ko ku may votel législative ku may votel kenn xamu ko donc nit ki bu ñëwee di inscrire fexeel ba rek mu gis nga ki nga xam ne dafa ñëw bàyyi ko mu def li mu war a def. jour élection kenn mënul fexe ba manipuler nit dugal ko ci loo nga xam ne bëgg maintenant ay dañuy transférer ay nit fii jële fii yooyu c'est parce que ku koy wax rek ñàkk xam élection moo tax nga di ko wax mais attends man tey maa ngi doon voté Xombol nekk fa dans le conseil municipal pendant 24 ans def 5 ans dans le conseil régional de Thiès tey man maa génn sama voté tuma Xombol ñëw di voté Yoff parce que ña nekk Xombol di fa xëccoo mairie ba tey ñëpp seen i bàyyi dañu nekkoon ci conseil municipal bi nga xam ne maa ci nekkoon adjoint maire di liggéey ak ñoom ñu di samay doom ak suma ay jarbaat du ma xëccoo ak ñoom tey génn gi ma fa génn may na ma mën leen a dajale ñoom. Antoine dégg naa am na fa doole léegi moom. mais daf ko fa mës a am du tey la ko fa am du politique ko fa jox léegi. non mais Antoine nag monsieur le ministre nag Antoine bi mu nekk ministre de l'intérieur presque lañ ko doon di xam Thiès na Xombal ci wàllum politique waajuram nag ma nga fa ay waajuram mais ci wàllum politique taxawaay bi mu fa moom bi mu nekk ministre de l'intérieur la nag. d'abord taxawaayu politique am dama am soxna Xombal nag monsieur le ministre. waaw dama ne taxawaayu politique am ba léegi xaw ma ko parce que gisuma ko ci arène politique. waaye li ngay wax ni doole la ju fa am man Antoine dama koy wax ci rajo wax naa ko meeting bërki Demba Ndiaye du benn yoon du ñaareel nee naa ko ñëwul ñu def la maire Xombal parce que réunir nga toutes les conditions pour nekk maire munuma loolu sama objectif samay xarit ñoo fa nekk di xëccoo jàppale leen ñooñu mën a jël maire bi donc bu fekkee ne am na fa doole ja du politique moo ko may lu mu ji askan wi la démb ak bërki démb mooy yar ak teggin d'abord parce que jox defal nit matalewul mais am na lu matale mooy yëkk yar ak teggin te moom moo mës a wan population bi. mënoo see génn politique nag monsieur le ministre. non dama ne. Antoine li muy def. lu muy def. Antoine li muy def dem bu dara xewee dem foofu noonu jël alalam di ko def ci askan bi di seeti ay nit ak yooyu politique la nag. waaw mais loolu man de ba ma ko xamee ba léegi yàlla wërsëgale ko muy liggéey waxuma sax am responsable muy liggéey nekk magistrat ba ma ko xamee te it nag bari na ñu koy ba ma ko xamee xamuñu ko ndax mën naa wax ni boo ko laajee dana la ko wax. lu gën a bëri ci vacances dama daan nekk Xombal sama kër la daan nekk kon xam naa Antoine baayam même chose di sama xarit di sama mbokk di sama lépp moom sama doom la sama jarbaat la donc am na lu ma xam ci moom dama ni ba mu tàmbalee nekk magistrat ba tey lu ko yàlla wërsëgale da ko bokk ak ay mbokkam. d'accord léegi nag si Antoine moom tamit duñ si jógee ndax ñu bari jàpp nañ ne warut a organiser élection yi beneen bi tamit ñu baree bari wóoluwuñ ko rawatina opposition bi ak sa mbokk yi waa PDS ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall ndax Khalifa Sall ak Karim Wade. xam nga politique segam ni ñi bokk parti ñoo wóolontewul waxuma la koo bokkalul parti wala koo nga xam ne xamoo ci lu mu ne donc ay wóolonte amul xam nga li am solo mooy leen ni ci texte yi nañ ko appliqué te li ma gëm mooy élection ci Sénégal doomu aadama mënu ko sàcc ndax yow kenn mënu la tere am carte d'identité soo ko bëggee am nga carte d'identité kenn mënu la tere inscrire nga ñi ngi joxe carte yi retiré nga sa carte d'électeur jour élection ñëw nga ci bureau de vote bi voté bureau de vote ba ngay voté parti yëpp fa am représentant état bi nekk fa Sénat nekk fa bu ñu voté ba ngoon jot bu ñu def dépouillement même presse bi Sénégal mooy réew moo nga xam ne presse bi mooy joxe résultat yi amul feneen bureau de vote bu nañu le bureau de vote temps bureau de vote temps bureau de vote lii moo fa am bu ñu paree dépouillé représentant parti bu nekk ñu jox la benn copie procès verbal signé caché ña fa toog ñëpp signé ko Sénat signé ko bu ñu ko signé wul valable tul bu amee kenn ku ci signé rek bul dëgg valable tul ñu dajale résultat yooyu jox la ko yow mi représenté Pastef ngeen dem à la commission départementale représentant bu nekk ñëw indi say PV ñu calculer ko ba mu mat ñu ne département sangam diw nangam la fi am musul am loolu musul am coow ci réew mi ñu yóbbu ko au niveau national représentant parti bu nekk ñëw ak sa PV bi nga jëlee ci département yi PV boobu ci département yi magistrat moo koy jiite am ñaari assesseurs yu nekk ay magistrat parti yëpp teewe ko Sénat teewe ko
ñëpp signé ni département de Thiès département de Mbour département de Tivaouane ku nekk lii nga fa am ñu d'accord ci loolu indi ko au niveau national toog à la Cour suprême ñu calculer ko ba mu ni kooj kenn ku nekk signé naka la fa sàcc mën a amee c'est pas possible. xam nga lu fi am ñii dañoo nekk ci rajo yi ñii nekk ci terrain bi loolu mooy différence bi. d'accord léegi yan enjeu la élection locale yi am ndax boo xoolee tey am na ay coppite mooy liste ki nekk tête de liste bu dee moo gagné moom mooy nekk maire directement te bu njëkk loolu amutoon yan enjeu la élection locale yi am. enjeu bi mooy mën na indi war sanction yu bari surtout du côté de la majorité. lu tax damay jël exemple boo jëlee fu mel ni Médina tey pour joxe exemple boobu ndax def naa ni Médina bokk na ci commune yi fi ëpp ay kàngam ci parti majoritaire tey da ngay dem ñu ne Seydou Guèye nga fa ministre Cheikh Ba ma nga fa Pape Abdoulaye Seck ancien ministre de l'agriculture ma nga fa. Maïmouna Ndoye Seck ma nga fa. Eva Marie Coll Seck ma nga fa. Youssou Ndour ma nga fa mën nga lim fukki nit ak nangam yu teg yoo nga xam ne kenn ku ci nekk tey war nga mën a doon maire Médina ñu tànn ci X bugguma tudd kenn ñu ne xëy na moom la faral ñu tànn ci X ni diw mii mooy tête de liste kon xam nañ ni bu ñu gañee mooy doon maire am na candidat yu nga xam ne wax naa leen ko man leen su bëccëgee gars yi dañu ànd ak yow di campagne ba jant bi so waaye bu jant bi so ñu woo seen nit ni leen waa ji rey leen ko de bu leen ànd ak moom parce que bu faloo ñu dee jàpp ni ka doon tête de liste bu daanoo carrière politique am jeex ñoom seen carrière politique mën a baax mais loolu dafa am loo nga xam ne il faut que président jël ci responsabilité gis nga responsable boo mënti lim ci Sénégal am na fu mu dëkk am na basam fu mu nekk ak ku mënti doon tête de liste responsable bu ci nekk dañ lay responsable de fa nga dëkk ca gox ba nga dëkk fa ngay voté yaa fay battre campagne yaay indi résultat ay joxe ko. bu ñu fa gañee ñu xam ne yow yaa fa organiser vote sanction yi bu ñu gañee ñu xam ne yow yaa indi victoire. kon yow jàpp nga ne ndax ci Benno Bokk Yaakaar bi ngay wax nii soo demoon tey Thiès lu mel noonu da nga fa gis boo demoon Kolda tey da nga fay gis ay leaders yu bare ñoo nga fa nga demoon Ziguinchor boo demee Kaolack tamit da nga koy gis même Dakar gii nii Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba da nga ko fiy dégg mais vote sanction boobu noonu jàpp nga ne mën naa indil gàllankoor Benno Bokk Yaakaar. bien sûr mën na ko indi mais xam nga luy saafara bi président yenn zone yi nga xam ne ay zone dangereuses difficile sensible président moo ko war a gérer boppam na mu koy gérer mooy dëkk boo ci dem ña ñu tuddee les personnalités marquantes di kilifa kàngam yoo fa nekk xam nañu leen kamu jiital na leen ni kii laa jiital ñamu jiitalu dina waxtaan ak ñoom. parce que mbooloo boo leen yoree da ngay wax ak ñoom aussi. léegi Médina gi nga wax est-ce que bu jiitaloon Cheikh Ba dina gagné sa xalaat yow. sama xalaat yaakaar naa ko. yaakaar naa ni Cheikh Ba est un très bon candidat pour la Médina mais attention ñii ma la wax ne dañ fa am lu ñu fay jouer mais bu weesoo ñooñu communauté Layène dafa nekk foofu communauté Lébu dafa nekk foofu la famille de Eumeudi Lamine Diène dañ fa nekk. te ñooñu dafa nekk ay kii yoo nga xam ni potentiel boo nga xam ni soo ko contrôle doo gañe Médina. ku ñu àndal xaw ma ku ñu àndal ku nekk ak nga àndal. d'accord mais jàpp naa ni Abdoulaye Matar Diop am na fa rôle à jouer su bëggee Macky Sall gañe Médina du rek rôle bu yem ci déclaration rajo na mel ni moom dafa doon candidat. d'accord léegi Moussa Laye porte bi nekk ci Laye nii am na un rôle à jouer foofu. bu bëggee Macky Sall gañe. bu dee Dakar entre Dakar moom ñoo ngi wax Abdoulaye Diouf Sarr dafa bëgg mairie Dakar mais gars yi bari tamit ñoo ngi wax Amadou Ba yow lan moo sax la. alors xaw ma lu Abdoulaye Diouf bëgg xaw ma lu Amadou bëgg man su ma doon choisir candidat Dakar Abdoulaye Diouf Sarr laa choisir pour des raisons très claires. dafay sa xarit wala salam. du question xarit question réelle politique la xam nga luy loolu c'est-à-dire que tey pour nga doon maire ville de Dakar maanaam dafa am looy toogaale maanaam base booy toogaale ci njëlbéen. te Abdoulaye Diouf Sarr bu amee fulla ak fayda ak fit mën na Dakar lu kenn mënul parce que yàlla def na potentiellement moom moo nekk ci li ñu tuddee littoral bi mooy Ngor Yoff Ouakam Cambérène Hann Mariste Yarax ba une partie de Grand Yoff et des Parcelles Assainies bu fa amee taxawaay bi mu war a am kooku c'est une base naturelle boo nga xam du ko xëccoo ak kenn donc loolu man du ma am nit koo nga xam ne am na taxawaay boobu au plan politique. deuxièmement mu leer ma ni Macky Sall bu amoon benn nit buy des ak moom wala ñaari nit yuy des ak moom quelle que soit la situation Abdoulaye Diouf Sarr ci lay bokk lu ma leer la loolu donc man du ma am ku mel noonu di joxe de bons résultats ba pare may jël beneen tête de liste bu dul moom. maanaam président dafa am confiance ci moom.
xaw ma am na confiance am ci moom déet. mais li nga wax loolu la li nga wax loolu man laa wax xam nga li may wax man la engagé. waaw non nee nga bu doon tey ñaar ñu mi desal Diouf Sarr si lay bokk loolu mooy confiance. non loolu man lu ma gëm la sama xam-xamu bopp la est-ce que loolu la Macky Sall xalaatam déet xaw ma ci dara mais man li ma xam man mooy loolu que tey bu fekkoon ne dañ ni Macky Sall dem na ba nekkatul dara ñaar ñi muy dese gëm naa ne kooku dina ci bokk dama lay wax moom bi keneen ki mooy kan parce que dafa am fu ma jaar ak moom muy Seydou Guèye dama nekk ministre Seydou Guèye nekkul ministre ma ñëw toog ak président Wade ni ko président dama bëggoon am Sénégal dafa am benn poste bu am UNESCO nga may ma ñu jox ko Seydou Guèye mun ma ban Seydou Guèye ma expliqué ko parce que aussi pour rappel keroog bi ñuy sargal Ablaye Wade di ko jox prix Houphouët-Boigny en 2006 à l'UNESCO Seydou Guèye man ak moom ñoo ànd ñu dem ci ma wax ko président Wade ni ma buñ ko dul gisee corruption j'ai pas de problème demal mu jox la CVM ma ñëw woo ko taaj jabaram ànd ak sama jabar ñu ñëw HLM ma wax ko lii ma la wax nii Seydou Guèye ni ma c'est très gentil maa ngi lay remercier sama mag nga sama xarit nga mais dama ànd ak Macky Sall ñu bokk dugal suñu loxo ci pax lu pax mi tàng bu génnewul du ma génne kon kooku war na ma position kon ñaar ñooñu gëm naa ni Macky Sall bu doon desee ñaari nit parce que fu ma jaar ak ñoom la xam ko ci. mais est-ce que tey Diouf Sarr bu ko président Macky Sall tabboon mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar au niveau de Dakar yow jàpp nga ne dina gagné. moom laa gëm moo tax ma wax la lii ma la wax nii. pourquoi d'abord raison yi ma la jëkk a wax yépp dafa valable mais yeneen raison yi ci des xam nga mooy lan commune bu nekk ka fa nekk da nga war a gagné Aliou Ndoye dafa war a gagné bu dee mooy candidat bi au plateau te jàpp naa ne mooy doon le candidat au plateau keneen ak keneen feneen ak feneen. li Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla yéene li mu doon wax que chacun gagne chez soi et le président gagne partout c'est ça la réalité. yow da nga jàpp ne Amadou mënul gagner parcelle. non j'ai pas dit que mënu ko gagner mën na ko gagner pourquoi pas mën na ko gagner su ànd ak Moussa Sy mais il faut reconnaître aussi beneen réalité gi noonu kenn mënul gagner parcelle sans Moussa Sy. te est-ce que gis nga nangu jàpp nga ne Moussa Sy dina nangu di jiital Amadou Ba. alors xaw ma ci dara. ndax jàpp nga ko yàgg. non xaw ma ci dara. mais est-ce que Amadou Ba jàpp nga ne bu ñu ko investiroon Dakar dina gagner. mën na nekk c'est possible parce que raison bi ma la wax nii ak Diouf Sarr si ku nekk boo gañee fa nga nekk war na mën a gagner au niveau de Dakar mais encore une fois pour man un candidat à la ville dafay am lu muy toogaale mooy base boo nga xam ne base am la. Amadou Ba amul loolu. amul base non j'ai pas dit que amu ko mais je sais que base bi Abdoulaye Diouf Sarr am ay Yoff Amadou Ba amu ko au Parcelles c'est clair parce que Yoff au moins amul ñaari candidat amul ñaari leader. Dakar mais Dakar ak communauté Lébu bi aussi Diouf Sarr lañu àndal. bon xaw ma. non seen déclaration. waaw mais xam nga non attends xam nga man lu ma xam du ma ci hésiter waaye lu ma xamul nag xaw ma ko. d'accord du dëgg. d'accord jërëjëf monsieur le ministre léegi nag ñu wax tuuti ci li nga xam ne mooy fédération sénégalaise bu football ak coow li ni mu si bëree diggante Augustin Senghor ak ki nga xamante ni mooy Madi Touré yow lan moo ci sa xalaat ci fédération sénégalaise bu football. xam nga coow loolu nga wax ñi bokkul ci football bee ko ci indi. ñi ci bokkul ñoo ci indi coow mais les acteurs du football rek. xamante nañu ku ne xam nga ki la man ku ne xam nga nu muy demee donc la preuve xam nga dem nañ assemblée générale de la ligue professionnelle may féliciter le président Djibril Wade qui a été élu dem nañu démb assemblée générale ligue amateur ñu féliciter Ablaye Sow tey ñu war a dem ci assemblée générale la ligue en tant que donc les acteurs xamante nañu tey nag bu dëgg dee dëgg jàpp naa ne fédération bi dooleel ko moo gën di ko fi jëlee bu ñu bëggee ndamu Sénégal parce que dafa am date repère yoo nga xam ni ñi nekk ci football bi waruñu ko di fàtte xam nañ ko ñi ci nekkul ñooy bari coow parce que Caire 86 dañu amoon yaakaar lool Sénégal yëpp mobilisé wu parce que boobu toog nañ 18 ans demuñu Coupe d'Afrique xam nga léegi dem Coupe d'Afrique c'est banal mais booba lu rëy la woon 18 ans demuñu Coupe d'Afrique bokkaa na ñu fi dugal 3 buts Sénégal qualifié dem Coupe d'Afrique ñëpp mobilisé wu même jaaykatu caaf yi génne seen xaalis joxe ñu dem amee fa déception 92 ñu organise la Coupe d'Afrique jëli Claude Leroy jox ko équipe bi Abdoulaye Matar Diop nekk ministre de la jeunesse et des sports ñu amee fa débâcle ñu gagné ñu 2009 football sénégalais tas amatul woon football au Sénégal ñu créé le comité de normalisation du football avec les Diagne Ndiaye et autres ba indi fédération bi comité boobu defee liggéeyam ba pare indi fédération ñu teg fédération bi jox ko ay mission fédération bi fexe ne ba ay école de football am ay institut am la petite catégorie du football ba suñu petite catégorie ñoom Sadio Mané dem nañ ba aux Olympiades dem nañ ba jouer vraiment gagner fa de grandes équipes Sénégal di dem régulièrement Coupe d'Afrique di dem régulièrement Coupe du Monde fédération bi fi nekk def na de sorte que amatuñ problème mu jouer un championnat équipe nationale amatuñ problème regroupement
amuñu problème de convocation. amuñu problème de prime. balay équipe nationale dem danañ fa jiitu régler toutes les questions régler la question du transport lépp nekk en ordre. stabilité am na ci au niveau du football. donc ñu nekk à quelques mois de la Coupe d'Afrique bi ñu war a jouer ji au Cameroun kon li am solo te ci diggante bi bu ñu fàtte ni Sénégal musuloon bokk kaaf Mawade Wade yàlla na ko yàlla yërëm dong moom lañ ma doon mës a dégg muy dem kaaf di ñëw ay jamono yéen xale yi sax xëy na ñu gën ma xamatuñu kan mooy Mawade Wade tey ñu dem ba doomu Sénégal nekk premier vice-président de la CAF kooku jàpp naa dañ ko war a dooleel mobiliser wu autour de sa personne loolu mooy intérêt Sénégal buñ ko defee en bloc bu ñu écarter kenn te bu kenn écarter sa bopp. D'accord. buñ ko defee dem jëli Coupe d'Afrique incha allahu rabbi dem Coupe du monde am fa une belle prestation. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. doo dem ba à quelques mois d'une Coupe d'Afrique ngay changer une fédération te benn problème amul ci diggante. d'accord jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye waxtu yi ma ngi jeex waaye ñu jeexale ko rek ak seen comité sargal boobu nga xamante ni doon ngeen sargal doyen Abdoulaye Diaw mu nekk loo xamante ni ñu bari ñoo ko rafetlu woon ndax Sénégal lañ fiy faral di nemmeeku mooy nit génn àdduna ñu koy dog di sargal seen xalaat boobu noonu fan la jógee. waaw xam nga xalaat moom foog mu jógee ci kenn en vérité mi ngi jóge ci mel rakk bi jom Moustapha Fall. ñëw ñu waxtaan ci dem seeti suñu grand Moustapha Fall ci mu jël affaire bi en main yàlla suturaal ñu aussi Sénégal yi yëpp ànd ci kon loolu jàngat bi ma ci def mooy ki ñu tànnoon doon ko sargal Sénégal yi yéene nañ ko muy Ablaye Diaw ñaareel ba démarche bi maanaam doxalin bi Sénégal yi bëgg nañu ñu sargal nit bala muy génn àdduna loolu moo tax de bi ñu fay jógee ñëpp ni ñu comité bi bu leen ko tas ñu ne donc dañ koy maintenir incha allah mois de juillet bu jotati dina am ay doomu Sénégal yoo nga xam ne buñ ci yàlla yóbboo danañ leen sargal te mu wóor leen ni dañu koy def mu tegu ci yoon yàlla rek tax ñu di ko def ak dëgg. mais waaw mais est-ce que boole ngeen ci yeneen couche yi ku si bëgg a bokk ñëw mën a bokk ci comité bi. waaw c'est-à-dire que comme taxawal nañ comité bi dañuy xalaat ni dañu am benn comité consultatif boo nga xam ne ay nit la yoo nga xam ne même bu ñu nekkul ci comité bi mën nañu xam ni ñii war nañ amal njariñ comité ñu leen jëli leen indi leen ci. keneen ku ci bëgg a bokk boo ñu nee bëgg naa ci bokk. ñu toog waxtaanee ko ci suñu biir bu ñu jàppee ni kii ku war a amal njariñ comité bi la ñu dugal la ci loolu amul problème. léegi ndax am na ñeneen ñu ngeen xalaat après Ablaye Diaw. waaw am na ñu ñuy xalaat mais bon comme fu mbooloo la c'est vrai que sax xalaat bu demee bay génn ay nit di ko dégg di ko waxtaanee parce que ab dégg nañ même yaa ngi ma koy laaj démb ma ne la mënu ma ci sore. waaw ñu ne maître Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf da ngeen leen a bëgg a sargal ci seen ligne de programme la nekk nga ne doo ci sor lu tax. waaw li tax mënuma ci sori mooy loo nga xam ne dañ koy waxtaane même bu dee ni génn na ci presse bi aussi xëy na am na loo nga xam ne mënuma ko ci sori man en tout cas personnellement loolu xalaat la boo nga xam ne rafetlu naa ko man ci sama jëmm bopp mais loolu engagé wul le comité ndax dafa am ñaari coup de fil yoo nga xam ni président Moustapha Fall Thié mi ma koy wax keroog ni ma ñaari coup de fil yoo nga xam ne kenn waru ko fàtte mooy guddi gu Abdou Diouf jëlee téléphone am woo Abdoulaye Wade ni ko je te félicite tu as gagné fekk boobu ñëpp defe ne Sénégal day tàkk réew mi daal di sedd guyu ak guddi gi Abdoulaye Wade jëlee téléphone am woo Macky Sall ni ko je te félicite parce que tu as gagné ñaari coup de fil yooyu jar nañu di ko fàttali à la génération d'aujourd'hui donc comité bi jëlagul une décision dans ce sens-là mais comme ni nga ko waxee am na même ay ministres yoo nga xam ne dégg naa ñu wax ko ci rajo yi rafetlu ko bon man bokk naa ci comité bi yaakaar naa ne bu ñu toogee waxtaan ci ba ñu jël les décisions définitives parce que proposition du yooyu rek am na yeneen ak yeneen ci biir yoo nga xam ne yu am solo la mais du loo nga xam mën naa ci sori nañ jàpp ni ci fan yu gàtt comité bi dana réunir jàkkaarloo ak presse bi wax leen li ñuy def parce que li ci firnde keroog ci assemblée générale ci bi ñu sargal Ablaye Diaw président dafa yebal Matar Ba mu ñëw représenté ko mu tekki ni kontaan gi mu kontaan initiative bi tax na ba moom ci boppam dana jël même subvention jàppale comité bi li ñu liggéey may profiter ci occasion bi remercier tous les sénégalais yi nga xam ne jël nañ seen xaalis ñi jël seen oto ñi jël ay terrain def ko ci organisation boobu vraiment pour wane ne Ablaye Diop mi ñoon sargal jar na ko te ñeneen ñuy sargal ëllëg it bu li sib génnee dañuy xam ni jar nañ ko. waaw jërëjëf monsieur le ministre ñoo ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm encore une fois di jégalu ku ci dégg kàddu gu la naqari nga baal ñu ko. suñu yéene mooy wax lu baax mooy wax lu def waaye nag wax li ñu gëm aussi parce que nag yàlla bind nañu ne mënuñu wax lu ñu gëmul. d'accord jërëjëf. jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye secrétaire général de la convergence libérale et patriotique CLP ancien ministre moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.